asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara di leen balaax te di ko sakku si kenn ku ne si yéen tey la jeudi 11 août 2022 waxtu wi may wax ak yéen 22h jot na ca Ndakaaru ak li ko wër mbokk yi dama fas yéene defal leen benn breaking news wala boog benn résumé ci li nga xam ne moo di l'affaire François Mancabou. Parce que bari na ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi xamal seeni nit wala seeni relation wala bokk ci biir yi waxtaan di xamal ni ki nga xam ne mooy François Mancabou delloo nañu néew ba rob nañ ko ma xamal leen ni loolu amut tax na ma war a def le résumé des développements du dossier yéen a ngi fàttaliku le 13 juillet bi ñu génn la kii di François Mancabou wuy ji borom gannaaw bi ko sûreté urbaine dem jëli fële ca këram le 17 juin 2022 keroog bi nga xam ne néew nañu opposition bi dina marche policiers yi dem jëli ki nga xam ne mooy François Mancabou ca këram fëgg buntu kër gi keroog 7 heures bi mu jotee mu nekk ci biir kër gi laaj leen kan la ñu ne ko madame lañ soxla woon góor bu ne bu ay góor fëggee sa buntu kër ne sa soxna la ñuy seet da ngay ubbi buntu bi naka noonu la ubbee buntu bi jàkkaarloo ak ay waxambaane ñu xamal ko ni ñoom ay policiers lañu dañu ñëw pour jël si ko naka noonu comme ni ma leen ko waxee biñ fay jëli nañ fa pistolet bi mu yoroon jëli waale tamit li nga xam ne mooy tablette bi nga xam ne moom la yoroon ci këram yemuñu ca loolu jëlaale téléphone portable am keroog nag biñ ko yóbbee ba tey bëll ca xew ca commissariat ba parce que François Mancabou moo ko waxal boppam nee na dañ ko fa torturé ba ca gannaaw sax ñu yóbbu ko fële nga xam ne mooy hôpital principal ñoo nit buñ ko fajee ba pare dañ ko delloowaat encore policier ca sûreté urbaine pour ñu placer waat ko en garde à vue alors que à cette période là médecins yi war nañu xam ne l'état de sa santé wérgu-yaramam mayu ko ñu koy placer garde à vue mais delloowaat nañ ko sûreté urbaine fa la kaam aggravé ñu delloo ko hôpital principal ba keroog jógewu fa lu dul ñu yóbbu ko ca morgue ya le 13 juillet 2022 depuis boobu ba tey njaboot gi daw na ci ginnaaw ñi nga xam ne ñooy autorité yu dëkk bi masuñu nangu ñu gis néew François Mancabou deuxième chose keroog bi procureur génnee def déclaration boobu ci ëllëg sa la ñu génn ñoom ñu ne dañuy yóbbu néew bi alors que néew bi mu ngeen fële hôpital principal sans que la famille ne soit informée dañu jël néew bi yóbbu ko fële nga xam ne mooy CTO def fa autopsie sans que la famille ne soit au courant sans que ñu yëgal ko famille bi te yëgaluñu ko benn avocat naka noonu famille bi waxaat na ne àndul ca loola naka noonu la famille bi demandé par le canal ay avocat ne nañ leen defal contre expertise ci autopsie bi boobu ba tey procureur tontu ci ba tey ci diggante bi nag altine bii ñu génn barki démb laa toog ci suba ki nga xam ne mooy Raymond Zale moom nga xam ne moom la roi bi di papay François Mancabou yebal mu jógee fële Guinée-Bissau dafa ma woo ci suba mu ne ma Babacar dama bëgg nga seede dama bëgg nga teewe parce que sama frère nga tey lii ka def sama frère François Mancabou moom ma def seen frère ndax moom moo leen joxoñ ne leen dem leen ci waa ji mu ne ma boobu ak léegi nag suñu néew mbokk bi kenn ci famille bi mënu koo teg bët tey man dama décider damay dem hôpital principal dinañ ma woon néew bi wala dinañ ma yóbbu ci kaso bi mais su ma demee ci kaso bi na nga xawal sénégalais li tax may dem ci kaso bi yàlla def ci ndox mu sedd bi mu demee ñu ne waa présidence ak seeni relation woote nañu finalement ñu ne présidence ne nañ ko autoriser mu dem gis li nga xam ne mooy néew François Mancabou mais boobu ak tey François Mancabou mu ngi ci CTO robuñu ko dellawuñu ko seeni mbokk te defaluñu ko contre expertise te procureur waxul ndax dina def contre expertise wala déet leneen encore ma signalé leen ko ci dossier bi maa ngi leen doon wax ni jëliwoon nañ tablette jëli nañ fa fetal jël nañu it téléphone portable François Mancabou mu ngi ci loxol policier yi boobu ak léegi parce que tablette bi waxoon naa leen gis nañu procureur de la république mu génn def communication waaye waxul dara lu jëm ci tablette boobu ci téléphone bi nag fan yi ñu génn
nit ñu bari ñoo xam ne François Mancabou xamante woon na ak ñoom dafa am ay doomi aadama yoo xam ne dañuy jël seen numéro téléphone certainement ci téléphone boobu lañ koy jëlee di woote kenn ci jigéenu François Mancabou woo nañ ko di ko xamal ni waa ji naan ko man la ci garde corps Ousmane Sonko yi laa bokkoon ci marche bi la ñu nekkoon man ak yow nga daal di ma jox sa numéro téléphone ku jigéen ki xamal ko ni moom mosta dem ci benn marche te joxewul numéro téléphone am li nga xam ne mooy kenn ci ay garde corps bu Ousmane Sonko parce que moom xamul sax Ousmane Sonko muy ay intimidation muy ay opération d'intimidation boo xam ne xamuñu ba tey kan moo koy def parce que du ko jigéen kooku rek la nu woo bëri na nit ñi nga xam ne François Mancabou xam na leen ba ci ay xaritam yu nekk bitim réew ñuy jël téléphone di leen woo di wax ak ñoom lu jëm ci François Mancabou loolu lépp mu dugg ci opération bi mu mel ni dafa am lu ñuy seet wala dafa am bokk lu ñuy ragal ma defi ni bu ñu nekkee dans un état de droit bu fekkee ni ñoom xalaat nañ ni am na kenn koo xam ne mbokku François Mancabou la te ñu bokk déglu mën nañ ko servir une convocation régulière ne ko kaay wuñu tel service la pour ñu déglu la mais loolu lépp amu ci boole ci am na ci cadre enquête bi parce que fan yee ñoom génnoon nañu wax leen ni ñi nga xam ne dañ leen jàppoon dans l'affaire de comment on appelle farce spéciale parce que farce spéciale laa koy tuddee génnewul nañ leen laaj leen pour quelques heures yu ñu passé woon ak François Mancabou mais am na ci kenn koo xam ne Mor Gueye la tudd ba tey kenn mësu ko woon a génne pour ñu déglu ko li jëm ci François Mancabou parce que nee na bokk na it ci ñi gën a yàgg ñu gën a xamante ak François Mancabou ci pendant sa détention fële parenthèse la leneen li ma leen ci bëgg a yokkal mooy ki nga xam ne mooy maître Patrick Kabou ak collectifu avocat yi nga xam ne ñu maître Ousseynou Gueye jóg nañu taxaw xamal leen ni dañuy porter plainte dañuy bind plainte fële à l'international li ko waral mooy ki nga xam ne mooy François Mancabou dafa am ay sëram yoo xam ne kenn ki mu ngi Canada kenn ki mu ngi France comme gis nañ ni dëkk bi dañu am koo xam ne moom day teg concam ci dossier bu ko neex ñu xalaat ni ñooñu puisque seen droit la bitim réew am nañu droit demander à ce que mu am une enquête sérieuse lu jëm ci kaaw François Mancabou tax na plainte bi nga xam ne maître Patrick Kabou muy avocat boo xam ne mu ngi ci barreau bu Toulouse déposé na ko foofu ca France mu ngi visé ñi nga xam ne ñooy le commissaire Bara Sankaré mi nga xam ne mooy gérer sûreté urbaine bu leen fàtte ni ci biir sûreté urbaine foofu la François Mancabou wax ni foofu la subir torture yi waaye yemuñu ci moom képp koo xam ne xalaat nañu ni laale nga ci dossier bi porté nañ la plainte tudd nañu sutur pour que justice française mais au-delà de la justice française la justice canadienne dinañ la déglu parce que li neex si yëf yi mooy dañu gis ni souvent ñooñu nga xam ne mooy autorité sénégalaise yi bu dul vacances bu ñu feebaree bitim réew la ñuy faju bu fekkee ne Sénégal dañu décider ni déni de justice lañ am bitim réew foofu noonu bu ñu fekkee ne yegg nañ fa nit ñooñu dinañ leen laaj par force ñu rendre compte ci li nga xam ne mooy traitement ak li nga xam ne mooy acte de torture bi nga xam ne François Mancabou moo ko waxal boppam subir na ko keroog ca sûreté urbaine ba keroog ba kanam da ca des en gros mbokk yi li mooy li ma leen a bëggoon a indil xamal leen ni képp koo xam ne ñoom xalaat nañ ne laale nga ci ca commissaire ba ca procureur ba ci képp koo xam ne wax nga ci wala dugg nga ci wala laale nga ci dossier bi ñoom visé nañu la par des plaintes yoo xam ne fële au pénal en France mais aussi au pénal au Canada pour que toute la lumière soit faite sur l'affaire François Mancabou en gros li moo ci nekk delloowuñu leen néew bi léegi mu mat weer gannaaw suba rek mu mat weer néew baa ngi ak ñoom amul contre expertise autopsie parce que certainement dañu ragal la xewoon ca Idrissa Goudiaby Karamo ca Ziguinchor gannaaw bi procureur boobu Pape Ismaïla Diallo génne woon ay conclusions yoo xam ne bu ñu defee contre expertise dàq nañu sànni fële moom ay conclusions am ba finalement mu menacé woon ne day def troisième contre expertise muy encore lu metti lu naqaral xolu njaboot gi mujjee na bàyyi ba finalement rob nañu Idrissa Goudiaby
la mel noonu mooy amati encore fii ci kaw François Mancabou parce que famille bi nee na dañu bëgg ñu defal leen contre expertise buñ ci pare ñu jox leen ñoom seen néew ñu rob ko parce que waxoon naa leen fii li nga xam ne mooy la justice du Kajin mooy opération boobu mooy loolu ñuy laaj néew lan moo la rey kan moo la rey ak kan moo ci laale bu ko defee justice bi mën a appliqué wu loolu mënuñu ko def lu dul ñu rob néew bi moo tax Manka ñaa ngi toog boobu ak léegi ne nañ leen delloo néew François Mancabou Sénégal a ngi toog boobu ak léegi ne leen delloo leen nit ñi seen néew mais ba léegi muy procureur de la République justice ba xam naa ni ak seen chef muy président Macky Sall pour le moment teg nañ ci seen conc ci kaw dossier boobu ba léegi njaboot gaa ngi jooy njaboot gaa ngi jaxle te xam ngeen ni Afrique suñu société dañu ne tant que robuñu doomi aadama bu faatu son âme li nga xam ne mooy amam dafay nekk di errer di nekk ci nature bi du reposer wu donc ñu dellu soit encore une fois encore ñaan leen nañ leen delloo njabootu François Mancabou li nga xam ne mooy seen néew jërëjëf